asalaamaaleykum wa rahmatullah. Man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience dañoo dellusiwaat woon rek waxtaan jëmee ko ci réew mi ndax réew mi day barab boo xam ne yàlla dogal nu bokk ko yàlla yëkkate ko ci coobares boppam jox na ko muy lu war a fonk ndax lépp loo xam ne suñu borom teg na ko ci say loxo defe naa ne na nga fonke alxuraan war nga ne fonke noona moo tax dañ di noppi mukk di wax liñ foog ak liñ xalaat ñaaw njort sax baaxut waaye dafa jaadu ñu faral di ko def ndax fi àdduna ji toll ñin ko séqal ci ay complot képp ci la ñuy nekk. ku xam la république xam li ko waral xam niñ ko defee daanaka diine la joo xam ne franc-maçon ñoo ko samp mu war a ànd nag teg fële suñ diine di ko jaamu te wéer ko ci laïcité. tubaab bi dafa mu jaaxle ndax ginnaaw noonu xamutut fu mu jëm. tubaab bi dama ne ndékkeem añam reeram lépp ci ñu ko sukkandiku ba tax na il faut ñuy ñaaw njort il faut nu bokk di xalaat tey waxtaan. tubaab bi wóor na ko ne bu ñàkkee Sénégal ñàkk Afrique moo tax benn investissement d'intelligence la ci def boo xam ne du mën a ñàkkee noonu Sénégal du ko mën a ñàkkee noonu ndax Sénégal toujours mooy appuyer pour la France war a mën a taxaw ba am doole ci biir Afrique. depuis ñetti téeméeri at yi ñu coloniser lépp Sénégal mooy dawal tubaab bi di ko lijjanti ak jàpp ci loxoom di ko womat bii yoon nag nga xam ne xale yi jàng nañ xale yi yeewu nañ le patriotisme est devenu plus populaire. la révolution moo yëkkati xale yi jóg yeewu di gëstu jàng taxaw nag ne nit daal boo ko moomee amul souveraineté du yàgg mukk mu jóg léegi tubaab bi xam na ne classe Ousmane Sonko gi fipp nañ classe ñoom Barthélémy Dias fipp nañu ñoom Thierno Bocoum ak xale yu bari fipp nañ mu préparé ay nitam ay espion yabal leen Afrique waaye wundu du fi naa ne ñeex ku mel ne capitaine Dièye c'est un produit préparé en France démissionné ko dans l'armée pour mu dikk battre campagne pour France yi jàppale ko wóolu ko waaye il est devenu plus impopulaire ndax njàngam bënut te ay erreur de communication lay def Karim Wade kenn ku ne xam na ne bu ko Abdoulaye du jurul woon tànkam bii du ko teg Sénégal kenn ku ne xam na ne bu ko Abdoulaye du juróon sax te Abdoulaye Wade mësta falu du yàgg mukk ba mu falu ci réew mi léegi ñëpp yéena ko bokk xam. tubaab bi nag dafa jóg cette nouvel ordre mondial bi nga xam ne plus d'un quart de siècle ñu ngi koy tabax ak a topp fas yéenuñ ko échoué. ay complot sur complot moom la ndax Sénégal depuis 1896 la ko franc-maçon yi confisqué moomal ko seen bopp. nun amuñu dara ba ci indépendance yu mujj yi amuñu dara. il y a aucun Sénégalais qui peut me prouver un document bu wane ne am nañ indépendance amut. France ak kan a signé ak ku signé ak France ba am indépendance amut. triangle bi nga xam ne moo ma sandi ci réew mi mooy triangle bi nga xam ne benn bi tubaab yi la bi ci des tubaab yi ñuuli benn bi su ñooñu mu woy les marabouts. triangle boobu mooy moom lañ muulee Sénégal ba tax na pour mu dem du yomb. doomi sëriñ si politiciens yi wóoluwuñ leen doomi sëriñ si tubaab bi wóoluwu leen. tubaab bi ñu wóolu mooy xale yoo dañu judd ci système bi maanaam seen baay bokkoon ci système bi maanaam the old school la vieille école coloniale ñooñu la tubaab bi tànn ñan la ñoom la soxla.
Karim Wade mii nag c'est un pur produit du système, un produit de maître Abdoulaye Wade, comme Idrissa Seck, comme Macky Sall. ba tax na war ngeen di jóg ñu jubbantiku seet fu ñuy jaar ba defar réew mi. kenn ku ne war ngaa ñaaw njort, may ñaaw njort ne élection du am te kilifa yi diini yii ñu nax dugal leen ci politique bi du léegi di soxlaawul affaire bi léegi dañ leen bëgg a taqal léegi ba seeni dëkk buñ ko aarul tubaab yi daañoo fa def loo xam ne dañ bañu ko jiiñ ko Sénégalais yi, comme ni le ministre de l'Intérieur ànd ak le ministre des Affaires étrangères songe Sénégalais immigré yi jiñ leen ay terroristes. dama ne kilifa yi diine yi bu ngeen deful attention ci li ma ragal tubaab yi mën na leen a song ba pare jéeñ ñu ko pour lan, pour élection képp bañ a am armée française occupé terrain bi. dama ubbi leen seeni xel ngeen def attention te dajale taalibe yi waxtaan ak ñoom, ànd ak ñoom, parce que taalibe yi yéen lañ gën a wóolu tubaab bi, yéen lañ gën a wóolu politiciens yi. confiance boobu nag bu leen ko yàq. ànd leen nag Sénégalais yi seeni doom jàng nañ, seeni taalibe jàng nañ, ngeen bokk toog gëstu réew mi te mooy li nga xam ne woon tubaab bi daaj suñu bopp bi te lépp bu jaar ba yàq réew mi la. bu ngeen muyul élection du am, lii maa leen ko wax. su ngeen muyul dëkk bu mag, dëkk bu tedd, ay bomb mën na faa tàkk pour lan, ñu jiiñ ko askan wi ne terroriste yi dugg si nañ, politiciens yi ànd ci au niveau international, armée française occupé dëkk bi. loolu képp moom laa leen ragalal. moo tax erreur bi ñu def mooy bi ñu commencé marche bu ñu war a taxaw. lii propagande yëpp yi ñu def ci Adji Sarr du dara, yëpp ay tuuma la yoo xam ne heure bi war na leen fekk ci kaso bi. heure bi rek war naa fekk Adji Sarr ci kaso bi, ministre de l'intérieur ñu dàq ko, procureur ñu dàq ko, heure bi war naa fekk ñu dàq leen ñëpp. mais état bi li ko intéressé rek mooy Ousmane Sonko ci la focus ba amul soxla ci keneen. ñi fi nekkoon naan France dégage kenn téyewu leen ko dul français yi, ci sama ñaaw njort kenn téyewu leen ak français yi, ndax coow li mooy de France dégage. te ñoom comme ñoo yor organisation bi nañ leen téye léegi mooy li nga xam ne moo ne ci xelu état bii nga xam ne nekkaluñu fi. kenn boo ko jóg joxante loxo. toute cette vieille classe politique amuñu njariñ. billaay xale yu ndaw yi ak immigré yi billaay bu ngi leen bàyyi ñu defar réew mi. te ñii fi nekk nag jël réew mi takk téyel ko tubaab bi, di ko xonte tubaab bi, du fexe liñ fay jëlin wu gaaw buñ ko defut suñ situation la doy waar. Ousmane Sonko wax dëgg la, buñ sañoon le président toujours dañ koy élire honnêtement ci ay carte, mais yàlla dogalu ko. yàlla dëkke crime kenn mënta dëkk di la muñal, loolu baaxul ci aw askan. impunité la. moo tax Ousmane Sonko d'accord moom ak moom ci nii mu waxee, ndax un gouvernement bu fekkee dafay fen di wax lu dëgg, di jaxase askan wi, sàcc alali réew mi, askan wi am nañ droit jóg à leur façon. te askan wi dañu jógoon à notre façon. ay kàddoom jib, kàddu xalif général jib, xalité yi seen bopp. kon ngir yàlla ak yonente bi Macky nga sa yaram daw nga xalaat. lii du affaire ethnie. man mi waxe yow sama 60% Haalpulaar la, direct pël am na ci man. kon bu ma la waxee lii rek li ma la war naa dugg ci sa bopp bi, ndax wóor na la Macky Sall ba ñu ma la. jëlal micro bi nga woowaa Sénégal ne li nga wax dégg naa ko, maa ngi yéen a ànd, waaye tubaab bii moomu nangu la bàyyi. fit woo boo ko amee ba def ko, sëriñ si ànd ak yow, askan wi ànd ak yow, ñu song tubaab bi jëlee ko fi. mais tant que taxawoo def loolu, tant que defoo loolu, tu n'es plus en sécurité. ndax nit ñi kat seen freedom ak seen indépendance, seen souveraineté jaral na leen lépp. surtout diine su islam la,
nu moom ko doon 95% de musulmans te mënuñoo jaamu yàlla 95% de musulmans qui vivent en dehors de la charia ana jullit bu mën a jaamu yàlla te accepté au charia loolu lépp tubaabee ko introduire en 1896 boobu ba nëgë ni muy dox ci réew mi te mënuñu koo dindi kon kenn du ko jóg tous les patriotes nu booloo cette classe politique, cette classe de la vieille école coloniale, cette classe, vieille classe, bii dama ne ku ci sox koo ku ne ku ci sox koo ku ne te tuubu ba mu wér waxuma la doonu juuti ci dëkk bi waaye war nañ lay surooye foo toll kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ousmane Dramé bu la réveiller conscience Abdou Aziz bu Angola dana ko traduire ci Haalpulaar ba pare dolli ci ay xalaatam ndax meeting bi amoon Matam bu daw yaram la meeting bu ridicule meeting la boo xam ne neexul 80% Haalpulaar yi jël àlli Sénégal au moment où les stades de football dañ koo tëj yow nga remplir bi ab stade ba mu fees del dajale fa ay nit ñu tëgg ko fecc ko yuuxoo ngi jël arrière bi di ko joxe loolu yàlla mënu koo nangu yàlla mënu ko nangu mukk itam te nag ñuy faral di ñaaw njort ndax tubaab bi pexe mi la lu mari mi ngi moom ba tey te tubaab bi fu mu ne danaa la duma fu mu nu diggee ay duma nañ depuis esclavage ba heure bii ci suñ kaw la toog din duma luñ bay mu jël luñ ñorle mu jël suuf mu tibb yóbbu or diamant bauxite phosphate rubre aluminium manganèse océan Atlantique jël yëpp yóbbu na ko ba tey ji Sénégal yi amul luñ añee suñ doom yi mënuñoo toog ci salle de classe boo dem dafa fekk 100 et quelques élèves Karim Wade bu ne day ñëw indi oto defe naa ne matériel la ko waroon a jënde ndax feebar bi nga xam ne ci dëkk bi Karim Wade bu fekkoon am na xel tey doxee xelam ay 8 dara lañ ko doyewul mënoon na koo ñëw ñu peinture ko salle de classe yi wala ñu jox ko baykat yi wala ñu seet ñi nga xam ne yittoo nañ ko ñu jox leen ko waaye ay 8 ci jamono yi am Sénégal sonn nañ ci pexey nouvel ordre mondial ci la nekk waaye na ko bir ni fekk fi ay dof peace and love jaa ngeen jëf man la encore une fois Ousmane Dramé bu la réveiller conscience tànk ci suuf jaan ci suuf te li ci kanam raw li bët peace and love jaa ngeen jëf. gis nga toj société mabbu société moom lañ jublu ci lii mos naa ko fee wax te kàddu yu bari jib nañ di ko wane. dégg nañ ci ministre bu yor lu toll ni intérieuru réew mi mu ne ay force occulte ku xam lan mooy force occulte mooy force maçonnique yoo xam ne ci lëndëm la ñuy dox pour toj ay réew taal ay réew loolu rek doyoon na ñu dégg ko ci ministre déggaat ko ci beneen ministre ñu ne déetawaay ñu déggaat ko ci keneen ku ñuy tuddee capitaine Dièye kooka la mu wax ak gën a rëy fuuf ndax moom dem na ba ne fii ak l'an 2024 lu gën a garaaw lii dana fi xew te di kilifa bu bokk ci armée bi ñu yaree ko fa ñuy yaree sunuy officier kon kooka xam na ndey bu baax xam na force occulte yi bu baax bu nee am na ay force occulte yu nekk fii yoo xam ne préparé nañ pour taal réew mi guerre civile mën na fi am guerre boo xam ne dana diire lu ëpp 2 fukki at jaaduwutoon mukk kooku wax loolu di fanaan këram te yóbbuwuñ ko laaj ko fi nga teg lii ak ana force occulte yi fu ñu nekk ku bëgg réewam warta toog sax ba procureur di ko convoqué naan ko kaay wax force occulte yi nekk waaye moom dafa war a dem ci procureur ne ko force occulte yaa ngi ci biir réew mi kat kaañ dem ma wan la seeni base
ñu mën a nocc ca saasa seeni arme désarmer leen teg leen ci yoon. loolu mooy li gën a rëy li gën a raglu ci li nga xam ne déggagum nañ ko ci question bii. moo tax fii la ñuy taxaw ci minbar bi di woowaat kilifa yi diina yi rawatina ne nañu jël seeni responsabilité ci wax yu mel nii di jib ci réew mii. guerre civile kenn waru koo tudd ci réew mu mel nii, waxuma laa ka ko tudd di koo xam ne def na armée bañ tuddee ko capitaine, ka ko tuddaat ñu ne ministre de l'intérieur, ministre des affaires étrangères, ñi ñëpp di wax yi nañ leen taaj ñu génnee force occulte yooyu. ñun force occulte bi ñu ci xam mooy les forces maçonniques yi nga xam ne fépp fu pétrole feeñ danañ ko taal exploser ko pour lan la fa nekk ci njëriñ ñu tibb ko yóbbu. moo tax lii capitaine Dièye wax lu raglu la, ñu bëri doon nañ ci bàyyi xel, ndax France ak mboolem force maçonnique yi, ngeen baal ma ci baatu France nit ñu baax a fa nekk, waaye damay wax ne l'oligarchie maçonnique mondialiste française bi nga xam ne ñun moom la ñu yàlla nattoo, taal réew mi du dara ci moom pour lan réew mi bañ a génn ci loxo. bu ko defee kon suñu déggee kàddu yu mel nii, kilifa diine yi nañ jógaat. waxoon naa ko ca ba mbir mi xewee ca tàng-tàng ba, ne na kilifa yi gaaw jóg rek le mbir mi bala moo jur lële, jur na fukki bakkan ak ñeent tey. mais question bu mujj bi itam nañu jël ay commission, nañu gaaw créer benn commission nationale taaj ñii ci yoon, ñu wax li ñuy wax fu ñu ko déggee ak fu mu nekk ñu réglé ko. waruñ ko bàyyi nii rek muy nelaw. te ker bu ñu yëngalee réew mi danañ ko jëlaat teg ko ci loxol ay officiers yooyu nekkalaat fi France. bu boobaa réew mi danañu duggaat ci gutta, yàlla nañ ci yàlla musal. moo tax di sos ay sos di ko dugal ci noppi doomu aadama yi lu ànd ak mbëmbëre la, lu ànd ak bàkkaar bu rëy la. jubluwaay bii nag nga xam ne moom la noon ya am ca biti, yàlla bu mu sotti. réew mi yal na ko yàlla aar, réew mi yal na ko yàlla aar, yal na ko yàlla def jàmm. jot na xeet wi yëpp suudewu nekk jenn jëmm taxaw temm pour aar réew mi ci lépp lu ko nar a taal. loolu yal na ko yàlla fank. loolu capitaine Dièye wax ne réew mi dana tàkk, dana am guerre civile 20 at ak nangam, yàlla bu mu am. yal na yàlla may itam nag réew mi ful la juñ taxawee faj loolu. hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin.